fàtte abonné wu ba noppi bés cloche de notification bi. Salut amis internautes VIP people ci am mbégte contentement comme ni ma ko tàmm di waxee saay su ne di leen dalal seen site bi ngeen taamu di vippeople.net tey nag ñun dalalaat beneen daanaan ba tey ci wàllum cinéma lay yëngu ñu ràññee ko ci lool bu baax a baax a baax tout récemment def na passage am ci Pod et Marichou moo ci nekkoon avocatu Anna mi nga xam ne Pod lañ jiiñoon ne moom moo ko violé woon rey ko ba pare ñu jóge ci loolu série bi nga xam ne jamono ji mooy yëngal jamono nga xam ne Sénégal àdduna wërngër këpp ñoo ko bëgg di secret de famille mu joué ci tamit lu am solo. Fatima nuyu naa la. maa ngi lay fay Nabou di nuyu képp ku ñuy seetaan ci sa émission. d'accord moom la ñu dalal tey yaakaar naa ne ku ko gis xam ne jamono ji tamit mu ngi def lu mucc ayib ci wàllum cinéma wu sénégalaise ndax nee naa la moom it bokk na ci artistes yi nga xam ne dañoo polyvalente rôle boo leen jox rek dañ ciy dem ba jeex waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan bi Fatima na dama tàmmu Viviane bi Fatima Ly ma bàyyi la rek nga wax mbokk internet VIP people kan mooy Fatima Ly. Fatima ci sama wàllu ci sama liggéey nga may laaj wala lan nga bëgg xam ci man exactement. dans le cadre général kan mooy Fatima Ly. Fatima benn jamono ji mën naa ne actrice la moo tax nit ñi xam ma xam naa looloo tax sax moo waral ndaje bi tey ba nga ma koy laaj pour ñu mën a xam rôle yi may incarné yëpp kan moo nekk ci ginnaaw donc Fatima esthéticienne la. cosméticienne ci loolu lañ ma gën a xam sax avant acteurs yi bu may wax ci qualité yi ci défaut yi xaw ma sama bopp xëy na ñi ma nekkal samay xarit wala samay mbokk dinañ mën a wax ci man xam naa ni daal nit kuy moytu laa bëgguma ay bëgg naa jàmm bëgg naa di nekk ak nit ñi aussi ku bëgg waxtaan laa ku bëgg noos laa aussi noos mooy nekk ak samay xarit kafre lekk bu neex loolu yëpp bëgg naa ko bëgg naa àddina tamit waaye yenuwuma ko. déggandoo yaakaar naa ne loolu mu leen jox tuuti rek ci personnage am neex na leen waaye tamit dañuy jublu ci biir waxtaan bi nga xam ne tey moo taxoon ñu seet si ko li ñuy bëgg a waxta mooy nan la def d'abord en tant que esthéticienne nan la def ba dugg ci wàllum cinéma commencé di ko def ba tey nga kii ci cartonné ci ba àdduna wër nga këpp ràññee la ci. cinéma mën naa ne lu ma dab la parce que du lu ma xalaatoon def sama àddina ci publicité lañ ma gënoon xamee léegi ci agence yi ma doon liggéeyal sama image mi ngi fa woon dama xëy rek ñu woo ma proposé ma benn rôle donc depuis ma def tournage boobu benn production Moussa Sène Absa depuis damay jékki-jékki rek ñu woo ma ci benn rôle léegi buñ ma woowee du ay rôle yu may préparé yoo xam ne dinaa am temps toog lu yàgg gëstu ci pour mën ko def li ñuy gis boo woo ma ñoom rek ñoo ko xam parce que publicité aussi jeu la c'est vrai que moo gën a gàtt cinéma mais loolu tam beneen rôle la bu bokkul ak moom xëy na ci jeu yooyu la ñu gis ni war naa ko mën a def moo tax ñu woo ma mais saa yu ñu ma woowee jox ma benn rôle am na toujours ñu ma ciy jàppale pour ma war ko mën a def. d'accord avant ñuy dugg ci secret de famille dañuy ñëw tuuti rek ci Pod et Marichou bien vrai que def nga fa passage bu gàtt mais dafa frapper les gens parce que tamit rôle avocat joué ko métti na wala méttiwul. C'est un rôle très technique par contre yombul te nekkoon na rôle bi ma gën a stressé quand même ci tournage yi ma jot a def ndax tournage yi ma doon def yëpp du bëri nit ndax heure yi may tourné aussi day xaw a guddee ndax sama liggéey li ci ëpp bu ma wàccee lay tourné mais jour boobu dafa tombé woon liggéeyu ma def ko mais veille bi dama liggéey lu bëri quand même ci laa war a xool texte yi dafa gudd mu am ay modification ci jour bi ba pare exactement ba pare presse bi aussi dafa amoon nit donc préparé wu ma woon ni dinaa gis loolu yëpp moo tax métier la boo xamante ne jar na jàng jar na gëstu ba luñ la tegal rek nga mën koo def parce que ñëpp toog nga war a wax bi ma jàkkaarloo weeg ñi yombul te ki ma waroon waxal tamit nekk nitu kersa ba ñemewu ma koo yuuxu mais comme cinéma la daf ko laajoon may nañ ma tuuti temps pour ma mën ko def mais
tournage boobu quand même bokkoon na ci sama tournage yi gënoon metti waaw yi gënoon metti. mais ci biir loolu gis nañ ne yaa ngi doon défendre Anna mi nga xam ne Pod moom la ñu jiiñoon ne daf ko violé woon ba pare daal di ko rey nga dem ba ci biir gisaat ne du woon Pod mi nga xam ne moom nga doon accusé ne moom moo reyoon sa client keneen donc mu nekk séquence yoo xam ne da nga koy xool même ñun ñi nga xam ne nekkuñu foofu dunduñu ko mais da nga xam ne lii c'est très difficile ci yow. metti woon na quand même metti woon na parce que rey dafa diis c'est vrai que film la rek mais chaque jour am na ay histoire yu niroog loolu yu ñuy dund te dëgg moom fi mu nekk dafa jafe xam ku nekk sa liggéey ngay def rek parce que kii day défendre kii day gën a dugg ku nekk sa client ngay défendre man rôle bi ma ci amoon mooy défendre famille Anna ndax dañu rey ba pare mu nekk étranger donc foofu dañuy wane ni nit jóge na dëkkam ñëw suñu dëkk dañ ko war a protéger. C'est important. waaw gan dañ koy dalal loolu yëpp am il faut ñu dalal famille wam aussi pour ñu xam ni même bu ñu nekkul seen dëkk war nañ leen mën a taxawu ndax dafa diis nga nekk ak sa doom mu xëy jàngi wala liggéey ñu rey ko àll dafa metti mu deewee say wet sax dafa metti waxatuma ak mu deewee foo xam ni fekke woo ko donc rôle boobu je pense que loolu lañ doon jàngale ba pare aussi wane violence bi am ci dëkk bi donc peut-être xëy na li jot a am wàññi na mais nekk na loo xam ni doy na waar parce que nga war a génn di calculer ni lii war na la ci mën a dal surtout ñun suñu liggéey nga xam ne amul heure bu nekk dañuy génn ci mbedd mi dafay doy waar da ngay tiit c'est vrai que liggéey moo lay yëkkati mais boo xalaatee parfois li la ciy fekk rek boo amul oto dafay metti wala boo amul ku la déposé te lu nekk mën na la ci dal xam nga mën nañ la gaañ-gaañ boo xam ne dalay topp buñ la reyee tamit dëgg la parce que yooyu bu amee rek say mbokk ñooy gën a sonn c'est vrai que yow la ñuy xam yaay def liggéey bi mais say mbokk fu ñu toog seen xel du dal saa yoo génnee rek ñu ngi xalaat ndax kii dina ñëwaat. d'accord yaakaar naa ne loolu leer na li nga incarné foofu tamit ñëpp apprécier nañ ko di la encourager bu baax waaye ci biir loolu jamono ji dafa am benn série boo xam ne mu ngi xew ci mim réew waaye àdduna wër nga këpp a nga koy seetaan di ko bëggee di ko enjoy muy secret de famille mu nekk série boo xam ne jàngale kese la lan ngay mën a wax ci série boobu. gis naa ni neex na Sénégalais ba ci diaspora bi ñëpp a koy seetaan. bi ma defee Golden ba pare ci la ma sama benn xarit woo Ousseynou proposé ma rôle bi boobu tam lu ma bett la dama toog benn samedi rek benn vendredi mu woo ma ne ma ndax mën naa xëy tourné waat Ousseynou Ba maa ngi koy nuyu de passage foofu la sama liggéey ak secret ak Yes Dakar commencé ma nekkoon fa directrice d'entreprise. nga joué ci aussi beneen rôle bu bokkul ak bi nga joué ci Pod et Marichou loolay wane ni comme ni ma ko waxee dès l'entame actrice bu polyvalente nga parce que fee ñëw nga fa joué femme d'affaires bureaucrate est-ce que incarner bureaucrate yomb na. moo gën a yomb ci man ndax tàmm naa liggéey entreprise waa avocat moom lu bees la woon ci man te rôle la boo xamante ne dafa moo technique am na yoo xam ne sax ci rôle bi laa ko xamee bi mu passé dama duggaat internet gëstu xool bu nekk lan lay signifier ak fan lañ ko war a utiliser juste pour xam nga parfois di nga def dara mu doon kumpa ci yow mais après nga jéem ko gëstu mais rôle directrice quand même c'était pas difficile parce que tàmm naa liggéey entreprise même bu ma nekkul woon directrice d'entreprise xam nga environnement bi entreprise nu muy fonctionner exactement. ak aussi ñu laaj ko yenn questions yi maanaam tey est-ce que Fatima tey est-ce que rôle benn même n'importe quel rôle bi ñu ko jox dina ko jouer sur scène d'abord loolu laay njëkk a laajte après ñu dugg ci. comme dañ naan àddina on ne sait jamais. te nekk naa nit koo xam ni damay sóoraale samay mbokk damay sóoraale samay doom damay sóoraale samay xarit ak ñi ma jege xëy na mën naa ko def duma ko jàppee dara jàpp ni liggéey la mais mën na leen affecté parce que je comprends bien de n'importe quel rôle ngay jouer. am na rôle yoo xam ne peut-être dina ma diis ma def ko. d'accord tey par exemple tey bu ñu la joxoon ne la nga baal ma ne la jouer rôle prostitution pour montrer jàngale est-ce que yow Fatima pare nga tey pour jouer rôle boobu en tant que nekk ci biir film bi nekk prostituée quoi. li ma lay wax la on ne sait jamais dans la vie ça peut arriver mais ba fii ma toll wax dëgg yàlla. je pense que dina nekk lu may diis quand même parce que image dafa doy waar
te suñu société dafa am lu mu nangu ak lu mu nanguwul. mën nga jàpp ni film la rek tey am na kuy bind film bi bokkul ak kii filmer bokkul ak kii diffuser ñooñu ci ginnaaw lañ nekk te pourtant liggéey bi yëpp ñoo koy def mais yow mi ñu exposé quand même sa dund après du yomb. parce que gis nañ fi ñu bëri ay acteurs yu bëri yu fi def ay rôle yoo xam ni daf leen topp peut-être tey projet yi bëri nañ bëri ñuy fàtte mais foo romb rek dañ la koy xoolee. yow mën na la bañ a gêner en tant que professionnel mais say mbokk fu ñu romb dañuy sonn te nit ñi yamuñu. il y a des personnes très très sensibles yoo xam ni duñ ko mën a dund yow boo ko gérer ñoom duñ ko gérer après yow sa problème ñoom lay doon. moo tax ba pare sama liggéey aussi may def peut-être rôle yu mag yi parce que day jël temps moo tax booy seet ay second rôle rek laay am du nekk ay rôle yoo xam ni dina ma jëlal temps bu bëri. en tant que directrice d'une société tamit nga nopp sa employé donc loolu nekk na ci biir employé bëri ñu ngi koy dund ci entreprise yi lan nga mën a expliquer ci rôle boobu nga xam ne incarné nga ko ci biir secret de famille. rôle bi dañ ma ko proposé parce que kii bind mën na jékki-jékki changer scénario bi à la base man maa waroon nekk man maa nekkoon patronam léegi dama koy gis bëggal ko sama bopp te gis nga après fi mu mujjee dama mujj dem ci entreprise bi ndax coow li dafa bëri woon moom coow loolu la ragaloon ba taxoon mu bàyyi ma mais dañuy wane foofu aussi ne mbëggeel mën na jóge fu nekk. mën nga di liggéey ak nit xëy mbëggeel am ci mu réussir mais même si boo ko ëppee grade. même boo ko ëppee grade loolu yëpp amul solo diw moo la mag diw moo la ëppale moo la ëpp xaalis loolu yëpp amul sens parce que mbëggeel parfois nga gis ñaar ñu bëggante ñu ne kii lu muy doyee lii wala lu mu gis ci kii li muy yëg bu gisee nit ki moom moo ko xam mbëggeel fu nekk lay jóge donc du position tey moo mën a yàq mbëggeel. xëy na moom mi ngi doon xalaat employé yi ba pare maa ko mag ko ba pare nekk chef am ba pare di ko doxaan dañuy ragal ni peut-être dama koy favoriser par rapport ak ñeneen ñi te pourtant am na ñu mën a bëggante def seen liggéey te du ci yàq dara. bu dëggoo rek mun na réussir. d'accord mais ci biir loolu tamit ci biir entreprise bi yéen a ngi ci jàngale leneen parce que Sidi amoon na benn collègue am boo xam ne daf ko tegoon bët parce que boss bi moo ko noboon ñu ciy jotee tout le temps ba à la fin gis nañ ni mu mujjee ki nga xam ne moom lañ doon souffriral muy Sidi si di ko teg bët moom mujj ëlbatiku moomaat entreprise bi mu nekkaat benn jàngat. léegi la mooy àddina ni ñuy màndu suñuy biir ñun parce que. xamante wuñu li ñuy wane rek peut-être li ñuy manifester la nit ñi di xam ci ñun nit dina la nëbb boppam te doo ko xam moom ci boppam sax mbir mi bett na ko na xalaatul woon ni papaam bàyyil na ko loolu mais ki ci am gàcce mooy ki ko doon xatal parce que li mu bëggoon yëpp amu ko ci jël na entreprise bi jéggal ko foofu tam dañuy wane ni nit ki boo ko tanee da nga koy baal nit ñi yamuñu xëy na peut-être bu doon moom la du ko bàyyi ci entreprise bi mais foofu jàngale nañ ni nit ki boo ko tanee da nga koy bàyyi xam na ni mën na liggéey bi bàyyi na ko ci siis nañu terewul dellu nañu ma nekkaat chef am ba pare ju jéggal ko xam nga kooku gàcce rey na ko. émission tire à sa fin Fatima li may wax rek mooy que ni jamono ji est-ce que mën nañu xam projet wu Fatima actuellement. projet yi bëri na liñ naan xel day tukki xel mi ci lu nekk lay nekk. mais ci li may yëngatu muy wàllum taar cosmétique dermocosmétique ci laa nekk ba léegi te duma tàyyi ci di ci gëstu parce que nit lépp looy def c'est pas parce que mën nga ko rek da ngay doyloo li nga ci jot a xam da ngay gëstu chaque jour il faut chercher la perfection dans chaque chose qu'on fait comme yow journaliste nga suba da ngay gëstu wala di seetaan koo xamante ne ni muy waxee neex na la ak yooyu pour gën ci am expérience voilà léegi man peut-être samay projet loolu la gën a persévérer xool lan laa mën a def aussi loo xam ne dina gën a neex samay clients te lépp lu ñu doon xaar ci man comme toujours c'est vrai que maa ngi koy satisfaire mais léegi man maay xool lan laa leen mën a proposer loo xam ne dina leen gën a neex sans pour autant ñu laaj ma ko. d'accord à quand le mariage. mariage sëy nag yàllaa koy tudd ndax ba may sëy bett na ma xaaruma ko
xam naa buy ñëwaat tam daf may bett rek. mais jamono ji yaa ngi ci dara wala nekkoo ci dara parce que tamit internet yeeg fan si am na ñu la xool gis la do booy lire commentaire yi sax xale bi dafa ma neex xale bi dafa jong ma xale bi dafa tooy nob la maanaam ragal a ñëw donc wax leen fii comme ça ñoom ñu xam mën a yëkkati seen dënn mën a am fitu ñëw dox kii fekk si la quoi aborder la. non loolu yëpp ça n'a rien à voir comme li ma la wax nit rafet na te sëyu nit rafet na te lamb. nit rafet na te lamb. kër gi am na ko fi nekk am na ko fi kër gi déema ko rek noonu. waaw am na ñu fi nekk damay xaar yàlla tudd sëy bi rek mais am na ñu fi nekk. am na ñu fi. waaw maanaam liste nga. non du liste sax ñi lay chaque jour dama bëgg wax ne chaque jour di nga gis ki la bëgg. mais bokkul ak sëy. ngoro bokkul ak sëy yàlla moo koy tudd. di nga gis ku la bëgg mais yàlla du tudd seen diggante léegi man peut-être sama priorité sama liggéey la ndax liggéey bi jël na temps boo xamante ne xaw ma ndax tax sax tey bu ma sëyee ndax dinaa ko àttan mais comme li ma wax yàlla moom bu la tànnalee. mais Olof Ndiaye nee na taaru jigéen sëy la. taaru jigéen sëy la d'accord naa ko taaru jigéen sëy la mais yàlla bu ma tànnalee. mu nekk lu ma bett moom ci boppam moo may créer temps ba ma tal sëy bi incha allah. l'émission tire à sa fin yaakaar naa ne kontaan ngeen ci li leen indiloon tey Fatima Ly lan ngay tëjee. maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi di remercier fans yëpp ñi ma gis ñi may bind ñi ma bindagul ak ñi ma bëgg gis te gisuñu ma ndax xam naa ne am na ñu may seet bëgg sama numéro yëpp mais am naa page Instagram aussi buñ ma mën a suivre wala sama Facebook aussi. lan moo fa nekk. Timtima aussi moo fa nekk tur boobu sama surnom la moom laay utiliser. c'est collé maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp xam naa ni rôle yi ñoo tax ñu bëgg ma di gën a bàyyi xel di leen wax ni rôle bokkul ak nit ki parce que nit ki peut-être exactement nit ki mën na bañ a niroog rôle bi ñu ko jox comme am na nit ñoo xamante ne dañ leen di jox rôle boo xamante ne dafa bokk ci ñoom ba pare mais lépp lu ñuy def du ma sonn ci di ko wax pour bégal leen la nit motul rôle dafa metti xam ni projet yaa ngi fi xaw ma nag ndax dinaa continuer ci cinéma wala duma continuer mais j'ai ma carrière professionnelle boo xamante ne mi ngi may jëlal temps te yàqalu ma dara ci li may def donc maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp quand même parce que bëgg dafa metti nit di nga ko bëgg jot ci moom doo mën a jot ci moom moo tax may nangu sortie au moins pour di leen mën a gis ndax yàgg nañ ma ko laaj mais tey la ko yàlla tudd maa ngi leen ko may ñoom ñëpp di leen exclusivité bi kenn du VIPpeople.net voilà l'émission tire à sa fin di yaakaar naa ne tey kontaan ngeen ci seen actrice préférée bi ngeen xam ne indil nañ leen ko di leen jox dig daje beneen yoon beneen bu leen fàtte abonné wu ba noppi bës cloche de notification bi